Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Touba TV, la télévision qui nous rassemble. Bienvenue dans votre émission de santé Fagaro. Tout d'abord, toutes nos prières à l'endroit de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ainsi qu'à tous nos guides religieux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Pape Mamadou Diagne. Il est le président de l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligé. Aywa mi ngi noonu ñu ngi leen di nuyu. J'espère que pour nos internautes qui ne parlent pas wolof vous êtes servis. Mi ngi noonu kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ci jiital xalifatul am Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sunu bunt ci Cheikh Amadou Fadal Serigne Abo Mbacké Falilou ak ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi kenn ko ci nekk li nga sumbal l'islam bi yàlla na nga ko yeggale ci sa sago ak mbooloo mi topp ci yow ñu dellu si waat amaan mbégte tey jii di ci seen émission Fagaru fas yéene waxtaane rek lenn ci jàngoro yi nga xamee ne mi ngi nekk ci askan wi ñu fas yéene ci fexe ba am ci ay saafara tey nag ki ñu fi dalal moo di Pape Mamadou Diagne wax naa leen ko léegi moom mooy président association sénégalaise de lutte di kuréel goo xam ne dafay xeex feebar bi ñu tuddee lèpre maanaam gaana ak yeneen i feebar yoo xam ne dañuy nekk ci biir diiwaan yi te daanaka duñu leen xam kon tey moom lañu fi dalal xam-xamam màcc jëm ci wàllu woowu buñ ko fi dalalee nag di waxtaanee lu jëm ci wàllu lèpre dafa mel ni rek dafa am loo xamee ne daanaka dañu ko njort wala loo xam ne sax mi ngi tàmbalee ñëw jëm ci feebar boobu di feebaru lèpre su ko defee nag tey moom dina ñëw toog fii gën ko yaatal ñu waxtaane ko ba kenn ku ci nekk xam matuwaay yi nga xam ne moom nga ciy jël ñu ngi lay nuyu ci Diagne. waaw maa ngi lay fay soxna Ndeye Fatou. di nuyu suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan. di am mbégte toog fi ngir waxtaanee li nga junj léegi muy feebaru lèpre ñu gën ko xam ci feebaru ngaana. nuyoo yi nag dama ci jiital comme ni nga ko waxee la xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. di ñaan yàlla guddal fanam wéral ci bàyyi ko ci suñu kanam mu yàgg di ñu tette. di ci teg képp kuy kilifa diine fii ci Sénégal ak képp kuy kilifa aada. di am contentement di ñëw fii ci nga xamante ni ci suñu kër la muy Touba TV. pour waxtaanee li nga xamante ni wax nañu ko léegi. jërëjëf. kon dalal jàmm ci émission Fagaru dañu fas yéene waxtaane nag ni ma ko jumbee woon rek muy lèpre maanaam di feebaru gaana man de feebar boobu xam naa ne moom dégg rek laa ci amoon xam naa nag jotoon naa fee am ay gëstu yu ma ci defoon mais ëpp na ay ñeenti at mu mel ni dafa mel ni ci buñ ko déggee nii feebar boobu dafa mel ni dafa tàmbalee ñëwaat. jërëjëf soxna Ndeye Fatou waaw feebaru lèpre mu ngi doon feebar boo xamante ni feebaru der la ndax ci der lay feeñ bu évoluer dem ci neer li ñuy permettre nag ñu waxtaan ci tey mooy que suñu vécu ndax yàgg nañ ci di ci gëstu di ci xam loo xamante ni xëy na peut-être dinañu permettre tey ñu mën fi toog waaye du caagi nekki nag spécialiste lañ ci wala médecin lañu wala non dafa fekk suñu vécu ak suñu ko expérience moo ñu permettre tey ñu mën a xam lu bari lu jëm ci feebar boobu comme ni ma la ko junjee léegi feebaru der la boo xamante ni dafay évoluer bu évoluer day dem ba jàpp li ñuy wax neer yi muy la maladie de la peau et des nerfs mais nag du feebar boo xam ne day dugg sa yaram tey daal di feeñ tey feebar la boo xamante ni période d'incubation bi comme ni ñu koy waxee dafay yàgg mën na jàpp benn at jàpp juróomi at fukki at ak juróom mën doomu jàngoro bi mën na ko toog sa biir yaram te du génn mais bis bu commencé génn nag day génn mandargawu ay taches yoo xamante ni taches yu xonq lay doon bu wutee couleuru yaram bu normal bi ñeneen ñi muy génnee aussi mën na génnee ci ay picc mën na génnee lu mel ni mais nag du tache yëpp du picc yëpp du yëpp mooy feebar bi donc loolu foog nga dem ci un spécialiste aguerri moom moo la mën a xool ne la effectivement luy début feebar bi la te bu dee loolu aussi am na garab yoo xamante ni mi ngi exister yoo xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale à travers le programme national d'élimination de la lèpre moo ko fi teg mu doon garab boo xam ne dañ la koy may gratuitement mu nga jël ko mais li ci am solo ba am solo rek mooy xeex bi mooy que nit ñi mën a ràññatle lan mooy doomu jàngoro bi ak naka lay manifester ci nit
su ko defee bu génnee rek automatiquement nga mën a dem ci spécialiste yi ñu mën a teel a jël en charge. effectivement foofu sax la ñuy taxawaat bu baax a baax ndax defe naa jàngoro balaa nga koy mën a faj il faut nga xam ko. tout à fait nga xam ni muy ñëwee xam ni muy évoluer xam contagion yooyu yëpp dinañ ci ñëw benn par benn. mais xam nga tey ci xayma et puis je rappelle que yow da ngeen partenaire daanaka am nga ci xam-xam. ndax kuréel gi ngay liggéeyal. ñoom dañu lëkkaloo ak ministère de la santé. fii ci Sénégal ngir xeex feebar yi nga xam ne mooy feebaru lèpre ngaana ak yeneeni feebar yoo xam ne mi ngi ci doomu aadama yi nekk ci diiwaan yi te duñu ko xam. ñu tuddee ko les maladies tropicales négligées nga xam ne ci yenn kii yi rek lay am ci coin yi gën a reculé ci réew mi. loolu sax xam naa ne di nga ñu ci ñëwal pour xam lu tax. waaw moo tax waaye nag aussi OMS defoon na ay xayma ci bu njëkk bi fi lèpre yaatoo bi mu amee woon pandémie tey jii est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter bu fekkee ne da ngeen xalaat jàpp ngeen ci gëstu yi ngeen def ni feebar bi mi ngi dellu siwaat ci réew mi. dëgg la jërëjëf soxna Ndeye Fatou dañuy dalal xel yi déjà parce que organisation mondiale de la santé dafa am nattukaay bu muy nattee réew yi. pour mën a xam ndax réew bi il est endémique à la maladie ou pas. Sénégal nag boo xoolee chaque année ñi ngi dépister entre 200 à 250 nouveaux cas. mais bu ñu jugee ci jamono at yi ñu weesu. mën naa ni juróomi at yi ñu weesu. boo ci dindee 2016 Sénégal barre bi dafa linéaire mooy maanaam weesu wuñu 200 nouveaux cas. actuellement boo xoolee en 2020. loolu ëppul. non boo xoolee nombre de population. bi Sénégal am. nga génnee ci 200 personnes. yu am feebaru ngaana dañuy jàpp ne c'est raisonnable. donte nag bu ñu sañoon du dal kenn mais boo xoolee li OMS wax mu ne nattukaay bi mooy 1 cas. pour 10 000 habitants. noonu lañ koy xayma. mais Sénégal dafa def performance. parce que ñun non seulement dépassé nañ 1 cas pour 10 000 habitants. mais boo ko xaymaa ci nombre de population bi ñu am. on est à 1 cas pour 45 000 habitants. te OMS mi ngi ne 1 cas pour 10 000 habitants. ñun nag romb nañu ko. parce que ñu ngi ne 1 cas pour 45 000 habitants. mais leneen li ci am mooy que feebar bi naam mi ngi Sénégal. jugu fi. mi ngi continuer kon de tout temps depuis boobu ba léegi bi ñu naan gaana jeex na fi. mi ngi fi woon dafa bëriwul. dafa bëriwul maanaam c'est mais gaana Sénégal éradiqué wu ko. ñun nag ñu ngi ci élimination. parce que dafa am élimination. ak éradication. Sénégal nag éliminé ko depuis 1995. la ñu éliminé la lèpre. mais teewul feebar bi mi ngi fi ba tey. mais suñuy pexe. yi ñuy nas ak di ko ñokki ak le ministère de la santé ak les partenaires. mooy xool comment faire pour yegg ci éradication boobu nga xamante ni dootul am benn nouveau cas. mais leneen li ci am aussi mooy que Sénégal amoon na ay jamono yoo xamante ni bari woon na fi mooy bi ngay wax la période des grandes endémies. ba ñu mettroon en place ay villages de reclassement social. mu toll ci juróom-ñeent ci Sénégal. mais yàlla dafa dogal ni village de reclassement social yooyu ñuy wax. jamono dañu koy taxawal daa amoon lu tax. mais loolu taxoon dafay jóge. mais teewul village yooyu ñu ngi existé ba tey. xam naa dinañ ci dellu ci kanam. donc li ko régir mooy benn loi bu tudd 7603. du 25 mars 1976. qui a régi ces villages là toll au nombre de 9. au Sénégal. ñi ngi ciy liggéey ak le ministère de la santé ak les partenaires. pour xool naka la ñu koy abroger. d'ailleurs bu ñu xool remonté tuuti le 3 février passé. le président Macky Sall demandé woon na au ministère de la santé et de l'action sociale pour que mu entamer procédure abrogation loi boobu. parce que loi boobu dafa stigmatisant dafa discriminatoire. te boo demee au niveau de l'organisation mondiale de la santé. lépp lu jëm ci wàllum xeex ak botte konte xeet. dañu ko fay tere. te Sénégal daf ko ratifié. kon donc bu ratifié lu mel noonu au niveau des Nations Unies. ñu ëlbatiku gis ne y a des lois discriminatoires yu existé ba léegi. loolu day xaw a doon contradictoire. moo tax ñi ngi ñaax le ministre de la santé. comme ni ko président santé woon. mu gën a dugal loxoom ci mbir mi. su ko defee ñu yegg ci li nga xamante ne mooy abrogation loi boobu. parce que mënuma comprendre ñu nekk Sénégal. am ay villages yoo xamante nii dañ leen spécifié quelque part ci dëkk bi. boo jëlee cartographie administrativement parlant du Sénégal. villages yooyu nekkuñu ci.
te loolu du yoon. te ay village yoo xamee ne pour loolu rek la woon. pour loolu moo ko taxoon jóg. te ba tey am na ñu fa nekk. ba tey am na ñu fa nekk mais ña fa nekk xëy na peut-être ña sancoon village yooyu seen i baay la woon ak seen i maam. ñoom ñoo amoon feebar bi. mais seen i doom ya fa nekk ak seen i sët tey ji dara dalu leen. comme yow la comme man comme keneen ak keneen ak keneen. kon bu ñuy dund ci village yooyu mu doon seen dëkkuwaay. à chaque fois ñu gis ne am na benn statut spécial boo xam ne dañ leen ko conféré. loolu du dëgg. maanaam stigmatisation lay indi ak discrimination. absolument bu ko defee yooyu dañuy am ay problèmes. absolument et loolu amul sa raison d'être. nekk ay village abandonné parce que ña fa dëkk ay nit lañ comme ñun feebar bi dalu leen dara dalu leen même bu leen feebar bi daloon sax tey jii boo xoolee zone yi gën a endémique Sénégal mais amul village de reclassement yooyu. te zone yi gën a endémique Sénégal mooy la région de Dakar et la région de. doon laaj ci affaire signes yi. les premiers signes c'est quoi mooy tâches yi. les premiers signes li gën a bari ci ni muy génnee mooy les taches. parfois nag dina génne ci ay picc wala ci ay ay taches yu ndaw wala yu mag. ça dépend ci nit ki rek. tâches yooyu sax mooy permettre spécialistes yi mën la xam ban catégorie lañ lay placer. parce que boo amee benn ba juróomi tâche dañuy jàpp ni paucibacillaire nga mooy bi nga xamante ni du wàlle. te boobu traitement bi juróom benn weer lay durer. day nekk ay tâches yu mag wala ay tâches yu mën na nekk tâche yu ndaw ko mën na nekk tâche yu mag. dafay leer. dafay genre couleur cuivre lay amee. parce que tey man mi ñuul nii bu ma nekkoon am naa tâche bi mu génn nii da ngay gis ne day xonq mel ni lu cuivre. përëm. waaw couleur përëm cuivre moom lay xaw a ndróol te tache boobu du yëg du ñaq du sax karaw parce que ñun ñii suñu loxo yi fii dafa am ay karaw. mais tey bu ma doo ci yëg dara day insensible. te foofu gën a génn loolu tam dina fekk moo gën a am solo sax. waaw ci faj. loolu bokk na ci suñuy stratégie yi parce que bu ñu nee communication moo la mais dafa yaatu ci li ko ëmb ci biir loolu c'est des moyens de communication. ak la communauté. Et nous travaillons beaucoup avec les acteurs communautaires, notamment les AIC, notamment les relais communautaires, les bàjjenu gox, les DSTOM ñooñu ñëpp dañ leen impliqué ci li nga xamante ni mooy xeex bi. maa ngi lay wax sànq ci coulisse ne la am na benn ay activités de formation yi ñuy wàcc. loolu dañu ko jëmale ci à l'endroit des journalistes. mais à l'endroit aussi des acteurs communautaires. parce que ñoom ñooy gën a jege askan wi. kon ñooñu bu ñu renforcer seen capacité ci wàllu wi. ñoom bu ñuy dem ci askan wi dinañ leen gën a yee. te ñoom ci seen bopp dinañ mën a gën a bàyyi xel askan woowu nga xamante ni dinañ mën di xool seen yaram ba bu ñu ki ci tâche wala picc wala heure bu leen jaaxal ñu dem ci un spécialiste mu xool leen bu dee feebar bi la ñu mettre leen sous traitement pour que ñu jël seen traitement daal di wér mais li nga wax dafa am solo utiliser li nga xamante ni mooy tous les canaux de communication pour sensibiliser la population loolu c'est important. d'autant plus que mi ngi ñëwaat ndax man mii sax bett na ma. parce que defe naa y a 3 ou 4 ans demoon naa Malte. fekk fa ay lépreux. waxtaan ak ñoom ak docteur Lalla Fall. ñoom ñëpp ñu ngi koy remercier bu baax parce que à chaque fois bu ñu ko soxlaa rek. vraiment dafay disponible. te loolu moo am solo. parce que tamit ñun bu ñu dee wax ci yëngu ci wàllu santé wàllu wér-gu-yaramu askan wi te ñi nga xam ne mooy acteurs yi muy médecins yi ak ñu mel ni yéen organisation yu mel ni yéen di jàppale ministère de la santé su fekkee ne ñun amuñu leen mënuñu waxtaan vous n'êtes pas accessible. li ñu bëgg a communiquer li ñu bëgg a xamal askan bi duñu ko kii loolu nag c'est important. soo amee ay médecins am ay fajkat am par exemple organisation yu mel ni yéen di yëngu ci wàllu santé heure bu ñu leen soxlaa pour leeralal askan wi ngeen nekk fi loolu tam vraiment c'est important loolu bokk na ci li nga xam ne tam dafay yombal faju gi yombal d'autant plus que gis nañ ne Sénégal faju fi yomb na lool xam nga traitement lèpre moom defe naa même buñ ko dee maye maanaam dafa yàgg xam naa ne feebar dafa ànd peut-être xëy na ak sutura comme ni ñu koy waxee xëy na zone yi nga xamee ne actuellement nii am na fa des atteints ñoo xam ne am na fa des malades yéen di ngeen ko xam mais peut-être duñ ko tudd waaye nag par rapport à la stigmatisation aussi foofu bëgg naa rek ñu tëjee foofu nga ñëwaat ci stigmatisation bi ñi nga xam ne gis nañ ne am nañu ay malades ñu bañ leen daw parce que contagion bi peut-être gaawul dëgg la dama lay remercier parce que da nga laal point bu am solo muy stigmatisation ak discrimination feebar bi boo gisee nit ñi di ko daw ak di ko ragal loolu la mooy stigmatisation bi parce que tey jii boo xoolee ku mu dal waxuma la yow mi mu dal sax mais famille ba nga bokk wala gox ba nga dëkk sax dañ koy stigmatiser et pourtant warul demee noonu parce que feebar la comme feebar yépp da ngay faju nga wér nga continuer daal di dem taxi say soxla kon damay ñaan askan wi
képp koo xamante ni da nga dëkk ak wala nga nekk ak koo xamante ni xëy na doomu jàngoro bi jàpp nañ ne laal na ko nga bañ ko daw bañ ko stigmatiser parce que daw ko wéradi boo koy daw ba mu xam ko day yokk la ko metti te bu yokkee la ko metti rek amaana répercussion yi muy indi day xaw a doy waar ndax gis nañ fi nit ku xaru gis nañ fi nit ku def leneen te lépp source ba rek mooy stigmatisation ak discrimination te nit ñëpp ay doomu aadama lañ feebar jombul kenn jombul ma sàmba jombul ma demba jombul ki am jombul ki ñàkk kon ku feebar ak feebar bu mu mënti doon dañ la war a accompagner assister la ba nga jël sa traitement daal di wér ci loolu aussi ma gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy famille yi parce que discrimination bi balaa muy génn ci mbedd mi ci kër gi lay njëkkee te dama jàpp ne kër gi bu ñu la accompagner jàppale bi war amaana mbedd mi aussi dinañ leen fekk si loolu mais bu discrimination bi stigmatisation bi njëkkee ci biir kër gi rek souvent day xaw a compliqué pour que ñu mën ko jàppale kon donc ñi ngi ñaax famille yi ñu gën a jàppale ñi nga xamante ni dañoo wéradi parce que jàppale boobu dafa bokk ci paj mi ki feebar sentir ne man de sama famille ñi ngi nekk sama wet ñi ngi may assister ñi ngi may accompagner loolu day gën a dalal sa xel te day tax faj mi daal di gën a gaaw a def effet c'est ça. sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy remercier la d'abord ci invitation bi parce que ñu mel ni yéen la ñuy wër li tax ma ne ñu mel ni yéen la ñuy wër askan wi dañu war di leen xamal askan wi dañu war di communiquer ak ñoom lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram kon donc bu ñu invité ci plateau lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ñu ñëw waxtaanee feebaru lepp duñ mën lu du remercier la parce que loolu kenn mënul am payam di remercier waa kër gi bu baax a baax di ñaanal comme ni ma ko waxee ci samay njëlbeenu kàddu la xalifa général des mourides Sëñ Mountakha yàlla wéral ko may ko gudd fan mu yàgg di ñu accompagner jërëjëf soxna Ndeye Fatou amiin yaa rabbi donc Pape Mamadou Diagne moom la ñu àndaloon di président association sénégalaise de lutte contre la lèpre et des maladies tropicales négligées moom la ñu àndaloon ñuy waxtaanee li nga xam ne moo di feebaru ngaana di ko jaajëfal bu baax yaakaar naa ne li mu fi expliqué ak li docteur